asalaamaaleykum suñ mbokk internet yi ñuy seetaan si biir SDTV tey ñoo ngi am mbégte ak contentement di dalal ki nga xamante ni moom mooy Khalifa Ababacar Diagne moo ngi doon directeur adjoint si directeur Kudu doon psychologue conseiller nekk fii nga xamante ni aussi moom mooy ESP di bokk si biir université Cheikh Anta Diop de Dakar grand Khalifa ñoo ngi lay bàyyi nga nuyoog suñ mbokk internet yu lay seetaan si biir SDTV te yaakaar na ne bi mooy sa deuxième numéro ak ñun. waaw asalaamaaleykum Ali maa ngi lay nuyu di nuyu waa SDTV amaat mbégte ñëwaat nekk seen invité pour waxtaan ak ñoom pour waxtaan ak seen internautes yi sunu mbokku sénégalais yi ci li jëm ci wàll yi nga xam ne man maa ngi fay yëngu comme ni nga ko waxee man maay directeur adjoint COUD ci wàllu fonction administrative ci côté professionnel man psychologue conseiller la ba pare nekk juriste boo xam ne sama spécialité mooy droit de l'homme donc yooyu moo ci yi may yëngu ci sama vie professionnelle aussi bu weesoo li may liggéey ca COUD am na école yoo xam ne dinaa fay jàngale di fa joxe cours faculté de droit am na étudiants yoo xam ne man maa leen yor technique d'enquête et de recherche boo demee aussi ci école bu tudd ESTM am na ay cours yu ma leen fa yor ci wàllu projet personnel et professionnel maanaam ndaw mi nga xam ne day wut xam-xam di jàng nan lay def ba mën a am yeneen xam-xam yoo xam ne mooy tax moom carrière am mu mën ko gérer donc ci gàttal yooyu daal mooy yi nga xam ne maa ngi ciy yëngu ci wàllu administration ak ci wàllu jàngale. jërëjëf mbokk yi ki mooy suñu gan di Khalifa Ababacar Diagne bi la ñuy dugg ci waxtaan wi képp ku xam SDTV di nga xam ne cosaan bi au niveau national ñoom ñoo ko moom wante cosaan bi ñoo dribble suñ imam ki nga xamante ni moo représenté woon Maba Diakhouba almaami Maba Diakhouba di imam Abdou Salam génn àdduna tey ñoo ngi koy jaale si turu SDTV di si jiital Ousmane Ba bi nga xamante ni moom mooy suñ directeur général Danik le PDG yan ma suñ technicien ak képp koo xamante ni rek fan si SDTV nga ñoo ngi jaale communauté Nioro drib di jaale islam bi la ñuy dugg si waxtaan wi suñ grand Khalifa wala directeur tey nga sol benn noomu tànk ci biir COUD doon fa directeur adjoint mais jamono ji ngeen ñëwee di liggéey COUD yàlla dafa def benn natt wàcc si àdduna bi yëpp moom mooy Covid 19. te ku nekk si ñun xam ne crise bi fu mu toll ak crise bi lu muy bañ ñu taxaw ne dañuy tijji université le 1er septembre étudiants yi opposé wu fan la toll. waaw. te gis nañ tamit directeur COUD daf na kii conférence de presse moom ak recteur. waaw directeur COUD ak recteur def nañ conférence de presse pour présenter Sénégalais yi ak communauté universitaire bi plan bi nga xam ne jàpp nañ ni loolu moo gën ci étudiants yi xam nga mbas mi dafa bett ñëpp jàpp ne moo gën. moo gën ci étudiants yi waaw am jël seen position. waaw ñoom dañoo bëgg a ñëwandoo. waaw étudiants yi ne ñoom ñëpp dañu bëgg a ñëwandoo mais loolu gënul. dama lay waaw dañuy wax lan moo yéen du ngeen jàpp ne moo gën. dama lay expliquer plan bi. pour lu tax ñun fan lañ teg ne plan boobu moom moo gën. aussi dañuy wax plan bi ba pare. xam nga mbas mi pratiquement daf ñu bett ñun ñëpp bett àdduna bi yëpp bi mu amee ñëpp xam nañ ni mbas mi li muy bañ mooy mbooloo et université Dakar mbooloo ba fa nekk toll na noo xam ne mbas munul am ñu ne dañ koy xeex ñu ne dañuy continuer ñuy jàng loolu tax bi mu amee bi ñuy tëj écoles yi kenn mënul woon bàyyi université yi parce que université dafa am particularité boo xam ne bokkul ak yeneen écoles yi bokkul ak lycée bokkul ak école primaire particularité bi mooy université régime internat la maanaam étudiants yi dañ fay dëkk léegi université bu mel ne université Dakar nga xam ne dañ ko defaroon pour environ ay 20 000 étudiants ñu dem ba lu mu néew ci base de données bi lu officiel ren lu mu néew gis nañ fa 77 600 étudiants léegi ñooñu ñu ne woon nañ dellu seen dëkk mais bi ñu delloo ñu jàpp ne mbas mi am na nu mu doxee ñu jàpp ne aussi année blanche wala année invalide musiba la ci réew mi lu tax mu nekk musiba gis nga enseignement supérieur budget mat na 203 milliards 203 milliards nga dépensé ko ab at te kenn paasewul te benn étudiant jàngul nattuñu leen mi ngi mel ne 203 milliards yi da nga ko jël rek
sànni ko ci mbalit. mais est-ce que plan bu ngeen teg noonu plan boobu noonu étudiants yi suñu jàngee dinañ si jàll wax ne plan bi mooy la. ci plan bi laa jëm mais il faut nit ñi aussi xam lu tax ñu war a def lépp pour plan boobu jàll. mais lu tax 203 milliards wax naa la ko xam nga 203 milliards dafa doy waar beneen bi bu étudiants yëpp jàllul woon ne kat nattuñu leen actuellement ñëpp xam nañ ni bac bi dinañ ko organiser Sénégal fii ak depuis ay at mënuñu am moins de 50 000 bacheliers par at bu université yënguwul parce que rang la bu rang bi doxul ñi am bac bu ñu amee bac du ñu am fu ñu dem ñëpp gis nañ ni depuis 2013 Sénégal dafa am problème pour di orienter bachelier mi yëpp et problème boobu tax na ba sax ñu doon dem ci école privée yi di fa yóbbu ñenn ñi et donte ñu ngi koy def depuis ay at. te loolu léegi taxaw na yóbbu boy école privée léegi avec Cheikh Oumar Anne taxaw. waaw ministre Cheikh Oumar Anne bi mu ñëwee dafa ne nañ leen di yóbbu ci université yi léegi nag boo jëlee ñi nga xam ne dañ jotoon nekk première année ci université yi. grand Khalifa Cheikh Oumar Anne daf ne dañ leen di yóbbu si université mais ñoo ngi koy wax tous les bacheliers le président de la République du Sénégal daf ne bachelier 2019 yi sax dañ leen di orienté si public bi. léegi après plan boobu noonu grand Khalifa après yéen plan bi mooy lan. waaw léegi ouverture partielle yooyu noonu ngeen segg ñi dem jàngi à taux de 25%. bi ma leeralee ni il faut ñu sauver année bi. il faut que ñu sauver. ndax sauver 203 milliards. réew mu ndóol lañ nekk. mënuñu permettre 203 milliards ñu teg ko ci mbalit mi. il faut ñu sauver année bi pour may. université mais sauver boobu noonu est-ce que du ànd ak ay sacrifices yoo xamante ne dañuy sacrifier les étudiants. non duñu leen sacrifier. duñu leen sacrifier parce que étudiants yi sunuy raq lañ sunuy jarbaat lañ sunuy doom lañ. plan bi ñu teg mooy étudiants yi dañu ñëw ci ñetti groupe ñan groupe bu njëkk bi yaa ngi koy wax di ñu ngi boole waaw parce que xam nga sauver plan bi. plan bi la ñuy wax ba pare. waaw moom laa lay wax xam nga yow ci plan bi il faut nga même ma développer ci. li jëm ci plan bi nga xam ne moom lañ defar pour appliquer ko bu étudiants yi di dellusiwaat plan bu ñu liggéey la teg ko ci contexte Covid 19. xam nga li yëpp bu ñu koy wax di wax plan di wax étudiants yi nan la ñu ñëwee tëjoon université li ko waral mooy mbas dafa am mbas mi nag bi mu amee amul lenn loo xam ne niñ ko doon defee bi mbas amul noonu lañ continuer di ko defee. lépp dañ ko xoolaat toogaay yëpp dañ ko defaraat ba tax na ñun ñu xalaat ne mbas li muy bañ mooy mbooloo te ay la yéwén étudiants yëpp bu ñu ñëwaatee man jàpp naa ni même sénégalais opinion publique bi ak société civile bi ak ñi nga xam ne ñoo jëm ci wàllu kër docteur dinañ ñu waa université Dakar kat dafa mel ne ñoom dañuy saboter ndax sénégalais yëpp umpalewu leen dundin bi nga xam ne am na ci université Anta Diop de Dakar ci amphithéâtre yi ci biir néeg yi ci biir résidence yi ci lieu de sport yi parce que foofu surpopulation moo fa am maanaam mbooloo boo xam ne dafa jéggi dayoo ñu ne nag il faut ñu xool nan lañ koy defee jël ñoo xam ne dañoo xarañ bu ñu fàtte ni professeur médecine yëpp université Dakar la ñuy liggéeyee ñu jël kenn ci ñoom ne ko jiiteel kuréel gi nga xam ne moom moo jëm ci wàllu santé ñu wax ñu nan la ñu war a ñëwaatee ñu boole ko directeur des affaires pédagogiques moom it mu ne ci ñëwaat bi nan lañ koy war a defee mu kooku ñëw kudd directeur boole koog man ñu waxtaan. daf ko boole yow en tant que psychologue wala boole yow. booleeg man en tant que directeur adjoint. ne nañu waxtaan parce que université loolu il faut ñu bokk ko. wax naa ni ñoom dañuy jàngale di gëstu ñun dañuy yor étudiants yi mais étudiants yi ci ñaari milieux yooyu lañ nekk. ci contexte Covid bi dañu boole suñuy doole looloo waral directeur COUD ak directeur defandoo conférence de presse pour présenter plan bi nga xam ne ñetti pàcc la parce que dañu xaaj étudiants yi ñetti xaaj yoo xam ne du ñu passé 25% maanaam ñeent yoo jël rek ñu indi benn bi wala ñeent yoo jël ñu indi benn bi ba tax na ñu njëkk ñoom ñi ngi ñëw 1er septembre. ñooñu mooy étudiants yi nekk licence licence 3 maanaam 3e année de licence mooy L3 ak étudiants yi nga xam ne dañu nekk M2 MM1 master 1 donc licence 3 ak master 1 ñoom ñooy ñëw
bu ñu jàngee 45 jours ci ñun suñu wàllu kudd ñoom ñu dem seen place am ñeneen ñu ñëw ñu jógee ci licence 2 bu ñu jógee 45 jours 1 mois 15 jours la ñuy jàng. suñ ko jàngee après dañuy dem rek dañuy tëj bu ñu koy bu ñu koy jàng bu 45 jours yi jeexee ñi leen di jàngal dinañ xool ndax dañ koy natt wala duñ ko dañ leen di natt defal leen examen wala duñ leen defal examen dañ leen defal examen ci foofu ñu nekk mooy présentiel wala dañ leen defal examen en ligne. Grand Khalifa. waaw. foo wax am na problème de. ban problème moo fa am. ban problème moo fa am. fekkee dañ leen defal examen en ligne étudiants yi dellu seen dëkk est-ce que conditions yi ku nekk mën nga am accès à l'internet pour def sa examen en ligne mais est-ce que foofu noonu tamit du am li nga xamante ni moom mooy lu ñuy wax crise wala benn affaire est-ce que yéen sóoraale ngeen loolu si études yi ngeen def. waaw loolu yëpp man yi may laaj sax. moom mi ngi jëm ci wàllu pédagogique bi mais comme dama ci liggéey ak ñoom. xam naa ni mais si prévision day leen jàng 1 mois 45 jours ñu xool ndax di leen def wala duñ def ku yéen si ay prévision ba léegi dana non dañuy def 1 mois 45 jours yi moom mooy tax gis nga nii may waxee ak yow même bi mbas mi amee am na ay école yu nekk université comme EBAT yoo xam ne ñoom jot nañoo jàng nii en ligne ba natt seen étudiant. donc mën nañu wax ne ëllëgu daara ji kawe gi dafa lëndëm. non lëndëmul dafa leer nañ. plan bi doxul. plan mi ngi dox. plan mi ngi dox xam nga plan boo xam ne non man avant may ñëw xam nga plan bi sax man eggaleegu ma parce que plan boo xam ne mi ngi commencé suba mënoo wax dox na wala doxul parce que plan bi il faut nga appliquer ko soo ko xool dox na wala doxul. mais su ngeen essayé doxul. non plan bi ñun dañu am yaakaar ne dina dox. non yaakaar te am naa mbégte trop avant may ñëw fii parce que semaine bi passée ay la yéwén bii directeur Koudou ak recteur defee seen conférence de presse amoon na ay kàddu yu jógoon ci étudiants yi wax na ñoom ci njiital étudiants yi. Cheikh Anta Diop ak waa Saint-Louis. Cheikh Anta Diop bu Bambey ak Saint-Louis ñoom ñoo doon wax ni buggeewuñ ko noonu mais tey avant may ñëw man envoyé nañ ma benn protocole boo xam ne envoyé naa la ko yow recteur ak ndongo yi nga xam ne ñoo jiite amicale yi signé nañ ko pour wax ne dinañ nangu plan boobu donc man jàpp naa ni plan bi nangu ko ñàkk ko nangu mi ngi sunu ginnaaw dañuy ñaan yàlla mën ko appliquer parce que enjeu yi dafa bëri donc ci ni ma la ko waxee. enjeu yi dafa bëri lan mooy enjeu yi. mais enjeu yi mooy il faut ñu sauver année bi mën a permettre ñi am bac bu ñu nattee ndongo yi nga xam ne ñoo nekk ci université yi fi ñu toll nii. bu fekkee natt ne ndongo yi ba pare ndongo yi jàlluñ nag. non ndongo yi moom bu ñu leen nattee du ñëppay jàll. ñaanaluñ leen ko si biir. non loolu moom xam nga nit nag nit ñi dañu il faut ñu waxante dëgg ci waxtaan. ndongo yi am na ñoo xam ne dinañ jàll mais du amul benn examen boo xam ne dañ naan ñëpp a jàll ci ay université ni ñu bindoo. mais dafa am taux de résultat boo xam ne moom ngeen di xaar su ngeen ko atteindre. question yooyu c'est des questions pédagogiques yoo xam ne man jox naa confiance totale ñi nga xam ne ñooy jàngal ndongo yi te gëstu ci wax ci fas yéene aussi tenir compte ci contexte Covid-19 moom loolu mooy li ma la wax sànq wax la ni loo gis rek niñ ko doon defee wuñ ko noonu mais nga may ma continuer ci plan bi parce que dama la waxagum rek premier groupe bi mooy L3 ak master 1 ñooy premier groupe bi deuxième groupe bi licence 2 la ak master 2 ñooy deuxième groupe bi troisième groupe bi ñoom ñoo ëpp ci université ñoom ñooy jeexal ñoom ñooy licence 1 ñoom ñoo ëpp ci université bi li tax ma jàpp ne plan bi baax na ma jëm ci wàllu social bi xam nga plan bi dañ ko articuler ak social bi non may ma wax waaw parce que aussi étudiants yi di doon ay 10 si chambre yi affaire yooyu si feebar bi dafa war a jeex. looloo tax ma ni la plan bi baax na et étudiants yu bëri bu ñu dégloo lii may waaj a wax dinañ xam ne plan bi moo gën ci ñoom man loolu laa gëm parce que comme ni ma la ko waxee étudiants yi ñoom ni ñu bëggee seen réussite ñun ñi fa nekk di ci sonn nekk ay sénégalais man sama caatu kër étudiant la mi ngi fac droit sama rax pour dire que li ma ko bëggal laa bëggal étudiant yëpp donc étudiants il faut ñu jox confiance autorité universitaire yi plan bi biñ ko defee 25% dañu natt ñu ne 25% ça correspond environ entre 17 000 ba 19 000 étudiants ñu ne campus social bi capacité d'accueil maanaam li mu am ci lal
mi ngi toll ci 9500 boo jëlee 19000 étudiants war ko méngaleeg 9500 lii mi ngi ñuy jox benn ndongo bu nekk benn lal bu nekk ñaari ndongo ñoo koy xëccoo. benn lal bu nekk wala benn lal bu nekk benn lal bu nekk ñaari ndongo ñoo koy xëccoo ñoo koy wut boo jëlee 25% plan bi niñ ko appliqué c'est un lit pour 2 étudiants. Or bu fekkoon ni da nga ne 77000 étudiants yëpp 600 nañ ñëw benn lal bu nekk juróom-ñetti ndongo ñoom ñoo koy wut. y a problème tey ñu ne ñu ren nañ respecté benn distance. léegi benn lii ñaari étudiant tëdd si loolu am distance parce que malaa yi dafa ndaw. non dama la ni xaw ma ndax comprendre nga li ma la wax loolu moom lañ tuddee ratio ci tubaab li ñu tuddee ratio mooy da ngay jël loo xam ne nit ñi dañ koy laaj di ko wut nga méngale ko nit ñi koy wut li ñu toll seen lim. mais yéen après actuellement nii bu ñu jëlee capacité d'accueil totalu université 9500 lits pour 77600 étudiants le ratio mooy 1 lit pour 8 étudiants 1 lit pour 8 étudiants ça veut dire que lal bi dafay raar ci étudiant bi. non léegi dañuy def man ne kon naa fa. 1 lit pour 8 étudiants ça ne veut pas dire que benn lal 8 étudiants ñoo fay nekk ça ne veut pas dire ça. ça veut dire que lal bu nekk juróom-ñetti étudiants ñoom ñoo koy bëgg a séddoo loolooy 1 lit ça veut dire que boo jëlee juróom-ñetti étudiants kenn rek moo ci mën a am benn lal. loolu mooy li ma la bëgg a wax en d'autres termes. séddale bi ni ngeen koy defee yéen. non séddale bi ñu ngi ko doon defee nii dañuy xool étudiants yi ña fa xarañ bu ñu jotee seen liste ñu xool ñi ci gën a xarañ ñu jox leen maanaam benn étudiant boo jox rek di nga bàyyi juróom-ñaari étudiant benn étudiant boo jox rek di nga bàyyi juróom-ñaari étudiant or ak plan bi benn étudiant boo jox benn étudiant rek ngay bàyyi te boo nangoo boo waxtaan ak ñoom ba nangu ñu toléré li ñu tuddee clan d'otage parce que mën nañ aménager néeg yi ci bi ñu waxtaan ak étudiants yi ba mën a néeg bu nekk lal bu nekk ñu xool ñaari étudiants yi nekk ci am néeg mooy presque da ngay loger étudiants yi fa nekk yëpp ani université Cheikh Anta Diop de Dakar maanaam bu fekkee da nga toléré clan d'otage parce que tolérer clan d'otage ça ne veut pas dire que ñaari étudiants yi ñooy nekk ci kaw lal bi. parce que néeg yi ñun ñoo ko defar jàpp ne néeg bi benn lal moo ci nekk wala ñaari lal mais néeg bi am na capacité superficie boo xam ne ci wetu lal boobu benn étudiant mën na teg matelas am loolu mooy li nga xam ne il faut nit ñi comprendre ko et loolu bu amee day tax pratiquement ndongo yi ñëw yëpp ci ab groupe ñëpp mën nañ am néeg étudiant boo ko nee lan nga gën a soxla booy dem université da lay wax néeg bu ñu defaree système boo xam ne pratiquement ndongo yu ñëw ci groupe yëpp pratiquement da ngay am chance am néeg ci rotation bi or bu ñu deful par groupe bu ñu ko deful par groupe juróom-ñetti ndongo yu ñëw rek juróom-ñaar yi ñoom ci lu wóor du ñu am néeg mais étudiants yi bu ñu amee néeg day tax étudiant bi il faut nga xam lan la lal di yow jaar nga université lan la am néeg di jëriñ ab étudiant day tax mu gën a mën a jàng day tax mu gën a yokk ay chance am pour am examen étudiant ñaar yi ci côté social bi lay gën a soxla pour jàll mooy néeg ak bourse et ñëpp xam nañ ni fii ci Dakar même bu dul mbas étudiant bu amul néeg kër gu mu nekk day jafe waxuma la mu war a ñëw ci contexte mbas boo xam ne du wóor sax bu ñëwee université amul néeg du wóor mu am kër goo xam ne dinañ ko héberger loolu yëpp dañ ko sóor moo tax man la plan bi dañ ko defar pour améliorer conditions de vie sociale étudiants yi pour améliorer aussi seen chance ñu mën a jàll ci contexte mbas mi nga xam ne moom moo daal suñu réew. accompagnement yi ñu war a def si biir néeg yi daf ko ci biir campus social bi yëpp est-ce que taxoon na ba pare. waaw mesure d'accompagnement yi aussi ci côté social bi jël nañ ko ci naka mooy buntu université yëpp def nañ fa ay robinet yoo xam ne booy dugg si da ngay raxasu buntu université yëpp def nañ fa ay agent Croix-Rouge yoo xam ne booy dugg si ñoom dañuy xool sa température bu ñu xoolee sa température ba pare bu dee température bu normal la bu war a tax ñu bàyyi la nga dugg dinañ la bàyyi nga dugg bu dee température boo xam ne dafa ëpp dinañ la ko signaler pour wax la nga dem ci benn structure hospitalière bu ñu jëlee sa température ba pare ci thermoflash yi dinañ la defal gel
hydroalcoolique nga raxas say loxo. dispositif boobu moo nekk ci buntu pavillon yëpp. dispositif boobu moo nekk ci buntu cantine yi nga xam ne dañ fay jaayee. dispositif boobu également dinañ fexe ba mu nekk ci biir néeg yi étudiants yi am ay saabu yu ñuy raxasoo ay gel. mu am aussi ay robinet de lavage robinet yoo xam ne dañ ko mobile yoo xam ne dañ ko teg yoo xam ne ci ay coin yu bëri ci campus sociaux yi dinañ fa mën a raxas seen loxo. boo duggee ci biir néeg yi aussi comme ni ma la ko waxee di nga daan nga gis néeg boo xam ne ay 8-10 étudiants ñoo fay nekk dañ ko wàññi ba néeg boo xam ne clan d'otage bi dañ ko limité. niñ ko limité nag dinañ fexe ba étudiants yi ku ci nekk ñu jox la chance nga dëkk fenn. ci étudiants yi am na ci ñoo xam ne dañoo am ay feebar yoo xam ne àndul ak Covid bi moom lañ tuddee comorbidité maanaam Covid bi ñëpp xam nañ ni am na ay xeetu feebar yoo xam ne day gën a jafeel résistance bi maanaam ay diabète ay hypertension ay drépanocytaire ñooñu aussi dañ leen di recenser pour suñu service social ak médical gunge leen ñu fexe ba aar leen. am na ci ñoo xam ne sax bu amee possibilité ak campus pédagogique ñu bañ a jàng si def des cours à distance dañ leen koy digal donc yooyu bokk na ci ay mesures yoo xam ne jël nañ ko. ñu jël mesure yoo beneen mesure boo xam ne bi directeur Abdoulaye Sow di ñëw dafa fekk ñun partenariat bi ñu doon am ak hôpitaux yi ñu arrêté woon ko ndax dafa am bor yu ñu doon fayeeku bor yoo xam ne demoon na ba sax boo amoon ku feebar kii personnel u kudd wala ci étudiants yi nga yóbbu ko hôpital yu mel ne ay principal Dantec duñ ko jël lu ëpp milliard la woon loolu président de la république jàppale nañu ñu fay ko donc dem nañ. képp ki étudiant soo amee prise en charge université hôpital dañ koy jël ok léegi étudiants yi seen prise en charge ci ay hôpital principal Dantec ak fépp koo xam ne dañ leen fa war a faj te faj bi amul biir université dinañ leen defal prise en charge ñu dem fa. ñu nekkul mobiliser nañ lu war a mat lu jege fanweeri docteur 28 médecins la ñu mobiliser. ñu ànd ak ay infirmiers yu bëri ànd ak ay psychologues ak ay assistants sociaux lépp pour gunge étudiants yi nga xam ne dañuy ñëwaat ñu mën a xeex mbas mi. jërëjëf suñ la waxoon ci biir SDTV nga joxe sa kàddu ci biir mbas mi en tant que psychologue ak directeur adjoint kudu étudiants yi di ñëw ñëpp di tiit di jàq ban message ngay wax la communauté estudiantine et aussi le peuple sénégalais. waaw li ma leen di wax mooy Sénégal ñun ñoo ko bokk. te ci période yi bu amee jafe-jafe ci la ñu xam rëyaayu ab peuple la grandeur d'un peuple se reconnaît pendant les moments difficiles comme yu mel nii ñu war a manko ñu ñëpp ni ñun dañuy sauver suñu année man gërëm naa trop enseignants moyens secondaires yi nga xam ne dañ leen a xamee woon ci grève ñu fexe ba sauver année scolaire u xale yi. ci biir taw ak lépp. waaw parce que gis nga am na moment yoo xam ne bu amee lépp lu nuru xiiroo ak ŋaayoo dañ koy teg de côté ñu booloo lëkkaloo boole suñu doole xeex mbas mi wane ni ñun kat dëkk bu mag lañ. ba tax nag étudiants yi man kontaan naa trop bi ma liiree protocole d'accord bi nga xam ne signé nañ ko ak recteur pour mën a nangu jàng ji ëllëg ñuy ñaan mu commencé ci jàmm jeex ci jàmm. amiin yaa rabbi. donc di leen wax ne ñun ñi nekk communauté universitaire bi bëggaluñu la dudul seen jàmm et que li ñu jàpp ne plan la bu war a tax ñu ñibbi si ñu dellu si jàng mooy plan bi nga xam ne jàpp nañ ni mooy plan bi gën ci ñoom. di leen ñaan aussi ñoom ay responsable lañu. c'est vrai que Covid-19 ni mu def ci jeune ak ni muy def ci personne âgée bokkul mais terewul ñoom aussi ñu xam objectif bi nga xam ne moom mooy tax ñoom ñuy ñëwaat jàng ku ci nekk jàng respecter mesures barrières yi nga xam ne dinañ leen ko wax maanaam bu ñu ñëwee protocole sanitaire bi ñu def nga xam ne kat dañ ko defaraat ak ñoom. parce que directeur Abdoulaye Sow dafa ne lépp loo xam ne dañ koy def mu jëm ci étudiant am ci wàll. ci réunion yi nañ ci boole étudiants yi moo tax ñun COUD protocole bi ñu defar protocole consensuel la boo xam ne ñun ñoo ko defar ak délégué yi nga xam ne étudiants yi ñoo leen tànn ñu leen di représenter au niveau du COUD. donc ñu am yaakaar ne ñoom bu ñu ñëwee dinañ kontaan trop ci université bi ni ñu ko defaraatee ñu respecter mesures barrières yi incha allah am naa yaakaar ni fii ak mois de décembre dina fekk ñetti groupe yëpp jàll et que mu nekk ay souvenirs yoo xam ne di ñaan yàlla aussi mbas bi jóge ci réew mi ci lu mu gën a gaaw. donc man. loolu laa am lu may wax askan di ñaan ñëpp nag ñu jàpp ci parce que université
ñun ñoo fa nekk di fa liggéeyee étudiants yi ñoo fa nekk di fa jàng di fa jàngee waaye ñun ñi fay liggéeyee ci wàllu administration étudiants ya fay jàngee ak professeurs ya fay jàngale ñun ñëpp moomuñ université bi université askan bi moo ko moom ñi ñu gën a yaakaar ci ëllëg ñoom lañ fay former pour ñu mën a yor réew mi xam nga bu ñu demee ba ki nga xam ne moo nekk ci bopp fi gën a kawe ci boppu réew mi président Macky Sall moom fa la jàngee dëkkoon fa bërëb boobu war nañ jàpp ne bërëb bu am solo la ci réew loolu tax sénégalais di nangu seen impôt ñu koy jox di ko dugal université di ko fay ndongo yi di leen jox bourse boo jëlee ñaari jeunes sénégalais kenn ki nekk mécanicien wala menuisier kenn ki nekk étudiant ñun Sénégal dañuy nangu ki nekk étudiant ñu dëkkal ko ci université di ko fay bourse ba 40 000 ba 60 000 lekkam ci bés bi ndekki fukki dërëm lay fay añ 100 francs lay fay reer 100 francs lay fay maanaam moom juróom fukk rek dina ci ndekki añ ci reer si boo gisee ñu nangul loolu étudiants yi c'est parce que dañu xam ñoom fi ñu jëm ëllëg te ñoom lañu yaakaar ëllëg comme ni ko waykat ba Omar Pène doon waxee donc ñu ñaan leen aussi ñoom ñu am responsabilité boobu ñoom ñu mesurer responsabilité bi nga xam ne am nañ ko ci ëllëgu réew mi ñu comprendre aussi que situation bi am ci mbas mi moo tax ñu defaraat toogaay bi moo tax amul fenn ci àdduna bi boo loo xam ne bi mbas amul lañ doon def la ñuy def àdduna bi lépp a changé. jërëjëf. donc di ñaan yàlla ñu def rentrée universitaire bi ci jàmm jeexal at bi ci jàmm daje ubbiwaat université ci jàmm mu fekk nag mbas jóge fii ci Sénégal ak ci àdduna. jërëjëf grand Khalifa dañ lay bàyyi nga tàggoo te aussi bi mooy sa deuxième numéro si biir SDTV te bokk nga si nit ñoo xamante ni yéen lañ njëkk a defal émission si biir SDTV seen keppaar ñu fekk la sa bureau loo gis si biir SDTV ak baat booy tàggoo. waaw li ma gis ci SDTV. mooy xarañte bu mag moo tax man. ma am toujours mbégte di ñëw di waxtaan ak waa SDTV. jërëjëf. di nuyu. mbokku Nioro. jërëjëf yi tax. ñu créé SDTV. ba mu mën a law ci réew mi ba ñeneen di ci bénéficié wu. di encourager aussi initiative yi ma gis ne ay ndaw rek ñoom ñoo ci nekk. yor seen entreprise. di ñaan aussi ngeen dem ba mu law ba ngeen am groupe de presse bu mag a mag. parce que bëri na loo xam ne màgg na ba toll ni mu toll lu ndaw la commencé woon. boo seetloo garabu guy li muy rëy rëy yépp ab pet lañ jëloon ji ko. mu dem ba nekk garabu guy ba am dëggate gi bu dëgër ba am at yi moo am. donc man loolu laay ñaanal waa SDTV. moo tax ci wàllu ouverture universitaire bi. bëri na ñoo xam ne bëggoon nañ ci waxtaan ak man mais man dama tànnoon ni damay ñëw waxtaan seen. alhamdulilah ah merci pour la confiance. analyse psychologie bi. jërëjëf di leen ñaanal aussi. ngeen gën a jëm kanam. amiin yaa rabbi. di la encourager bu baax. merci grand bu baax a baax nga nekk étudiant. ma xam sa engagement xam sa leadership. merci beaucoup te lépp loo am rek ci lu baax lépp loo am ci lu lay jëmale kanam. man personnellement du ma bett. jërëjëf parce que am nga prédisposition bi ca yaa ngi ci loolu. di gërëm aussi sa technicien yi nga xam ne. Danik ak Yanma. Danik vraiment sonn nañ ci. ñoom ñooy def lépp. du ñu feeñ ci écran bi. écran bi waaye ñoom liggéey bi li ci ëpp solo ñoom ñoo koy def. et vraiment ma kontaanoon trop jàkkaarloog ñoom. jërëjëf doon waxtaan ak sénégalais yi. ci li jëmoon ci ouverture université bi. jërëjëf suñ mbokk internet yi ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm ki nga xamante ni moom moo nekkoon suñ invité di Khalifa Ababacar Diagne di psychologue conseiller. doon tamit directeur adjoint si directeur Kudu doon koo xamante ni dundam yëpp biir université la lépp lu muy bind si étudiant la koy bind ak université ñoo ngi la si sant di leen si gërëm bu baax di leen wax ne SDTV lii mooy liggéeyam site internet leader la dem si kilifa yi waxtaan ak ñoom di leen ñaan yéen ñëpp ngeen abonné ñëw encouragé site bi bu baax a baax ñu leen gën a liggéeyal si liggéey yoo xamante ni yu rafet lay doon ak numéro yu rafet ak seen keppaar di sant di gërëm techniciens yu ñu àndaloon di Danik ak Yanma ak képp ki nga xamante ni yaa ngi ci biir SDTV di gën a jàllewaat waa Nioro Drip suñ imaamu ratib di Abdou Salam Ba wasalaamaaleykum